voilà ci 9-11 ma fàttaliwaat leen ci li nga xam ne moom la ñu préparé ci suba si dinañu ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo di ni ma leen ko waxee léegi wàllu actualité les propos du khalife général di Tidiane jëm ci wàllu góor jigéen ñi ak lépp lu jëm ci wàllu actualité dinañ ko waxtaanee léegi bu ko defee dinañ ci toftal également xam ngeen ni ci gàmmu lañ jógee bi xalif bi waxee ak askan wi ba noppi naka noonu Serigne Moustapha Sy bu Moustachidine wala Moustachidati dem na moom it course ba waxtaan ak askan wi raison pour laquelle jël nañ yenn ci ay kàddoom fas yéene ko dégtalaat auditeurs yi mais waxtaanee ko ak yéen ak suñu invité ci téléphone bi loolu mooy kàddu yi nga xam ne jëlee nañ ko ci suñu kilifa googu di Serigne Moustapha Sy naka noonu également dinañ ñëw ak yéen tey ci li nga xam ne moom mooy reportage sociétal journée des célibataires voilà ça j'aimerais faire des commentaires avec di ça xam naa ni dina ci jaare yedd xale yi voilà xale yi ne ci kër gi te journée bi ñu moom ko ñoom Kader ak Yacine ak Laari Sam Amina Seck bëri na nag journée bi ñi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel ce sera dans quelques instants reportage yu tey bi ci loolu lañ ko jëmee naka noonu revue de presse bi tey Serigne Saliou Seck dina ci dikkaat yéenal ñu li gën a fës ci yéene kaay yi mais toujours un grand plaisir de le retrouver le grand Dissa Préra salaamaaleykum. Maaleykum salaam Kals c'est un plaisir encore renouvelé de te retrouver ce matin. Bonjour à Yacine, bonjour à nos auditeurs, à nos internautes et à tout le Sénégal. Un immense plaisir de te retrouver parce que macha allah naw nañu kàddu yi ak xam-xam bi ci liggéey bi ndax yàgg gi mu ci yàgg waaye xam-xam bi mu ci am raison pour laquelle lu ñu bëgg a waxtaanee rek jarul sax ñuy làmb fenn xëy na dañ cee bëgg a boole ñu bari rek waaye mënoon nañ koo tënk fii rek ak Dissa Préra ak rédaction bi nga xam ne ñoo fi nekk waaye comme ñun dañoo faral di ubbi suñuy mbir looloo waral lu ñuy waxtaanee dañ ciy tànn ay experts ñu ànd ci ak ñun tey nag li nga xam ne ci suba si Dissa bi ma ñëwee fekk naa ngeen koy waxtaanee ci rédaction bi ba ma dugg ci mooy xalif bi ci cérémonie officielle bu gàmmu gi daanaka wax na ci mbir yu bëri. waaw ba ci li nga xam ne moo jëm ci mbirum góor jigéen. waaw maa ngi ndokkeel mbokk jullit yëpp yi nga xam ne ñu ngi jóge ci gàmmu gi. Sénégal gi yëpp donc généralement gàmmu dafay nekk occasion pour ñi nga xam ne ñoom ñuy suñu ay guides religieux ñu dàbbali seen ay conseils ci askan wi. Cette fois-ci Serigne Babacar Sy Mansour ku ko xam ko ci son franc parler ba nga xam ne ñenn dañ koy am na sax duñ ko daan dàkkantele mais c'est un franc parler et je pense qu'il faut être comme ça quand on est un guide religieux problème bi da nga siy duut baaraam mu leer ñëpp wax bi leer ku nekk xam di tax ngay wax te bis yu mel nii dafa nekk bis yu important bis yu nga xam ne képp kuy guide que soit religieux ou nga nekk en tout cas guide nga nekk leader da nga ci war a waxtaan ak askan wi moom nag bokk na ci li ñu gën a jàpp ren ci li mu waxtaanee mooy borom ñaari tur yi. c'est un fait de société. du lu bees fii yàgg nañ ko fi waxtaanee. yàgg nañ ko waxtaanee également ci réew mi. mais dañu am impression que mbir mi dafa jël beneen tournure. boo xam ne donte ñun ay on dit que nous sommes un pays laïque. mais muy jullit muy chrétien même ñi nekkul jullit nekkuñu chrétien sax. ànduñu ci loolu. parce que du point de vue de société. ñun ñoo xamul loolu. donc lu ñu xamul ñu bëgguñu ko indil. suñu dama jàpp ne suñu ko nangoo ak ñàkk fayda dal nañu. waaw ak ñàkk fayda dal nañu. te ku xam Sénégal xam na ne que dëkk fulla la dëkk jom dëkk fayda dëkk bañkat. donc suñu maam ba tey dañoo yàgg bañ donc du tey lañu ay nasaraan di ñu imposer seen façon de vivre. ba pare ñun ñu ko nar a nangu. dégg naa président Macky Sall benn année. ba fi ki nga xam ne moom mooy Barack Obama ñëwee xaw ma Barack Obama la xamatuma kan ci président américain yi daf ko wax lu leer daf ko nekk ça va madame Dieng maa ngi lay nuyu daf ko wax ne que le Sénégal n'est pas encore prêt pour ce genre de choses là. Et je pense que sax pour man le Sénégal ne doit jamais être prêt pour ce genre de choses là Kals tey on se rend compte que surtout phénomène boobu dañ koy gën a retrouver ci jeunesse bi jeunesse mooy avenir u dëkk bu ñu xëyee suba suñu jeunesse ñu ci ëpp ñu leen duut baaraamu tuuma ci mbir moomu mais c'est une catastrophe mais nañu fàttaliku Sodome et Gomorrhe lu fa xewoon lu tax yàlla dëppoon suuf soosee am na lu taxoon kon nag ñun Sénégal
mais ay kilifa yu mag ay kilifa yu mag ay sëriñ yu mag ay borom xam-xam ñoom ñoo fi jaar taxawal Sénégal. Donc duñu nangu tey ay nasaraan jël seen société li xew mu xew seen société dañu ko bëgg imposer et je suis totalement en phase ak Serigne Babacar Sy Mansour ci li nga xam ne interpellé na ko ñi nga xam ne ñoom ñooy le ministère de l'Intérieur en fait l'État de façon générale. te sax wax na ko ne na ko boo taxawee ci xeex ko moom jàpp na ne ñëpp dinañ ci jàpp te man loolu lu ma gëm la. gëm naa ne bés bu ñu fësalee xeex boobee. dinañ ko gëm Thioro maa ngi lay nuyu. mais gis nga Kals on va nous prendre la tête avec ces histoires de droits de l'homme. gis nga nag loolu boo ñu jàpp loolu. réew mi dafa am lu mu baaxoo de. non uyu ma. dëgg la ñëpp am ay droits. ni ma amee droit wu bañ loolee. donc sama dëkk am droit bañ loolee mën na tubaab yi am droit nangu ko. tubaab la nasaraan la bu ko neexee nangu ko. mais ana sénégalais ana africain sénégalais mais sénégalais c'est pas n'importe qui en Afrique. balaa nga kaa xam Kals nga génn réew mi. dem ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo war Sénégal. di nga xam ne tu n'es pas n'importe qui. donc un pays qui est comme le Sénégal donc je pense que aujourd'hui dañuy interpeller encore ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi. que ñu taxaw ci loolu parce que c'est un fait de société. qui se développe et qui n'a pas sa place dans notre société à nous Sénégalais. Aujourd'hui on a nos réalités. et lan mooy cause bi fondamentalement parlant su ñu demee ci cause lan lañ ñuy wax. mais la plupart des cas yu ñu gis on nous parle de problème d'argent fondamentalement c'est un problème d'argent qui se pose. bëgg cee génn mais liggéey xanaa amu fi. Kals dara. man je parle même pas de liggéey mais ana suñu ay valeurs yi fi ne. mais moom laa doon c'est-à-dire que un pays comme le Sénégal ou un pays où il y a eu Serigne Touba il y a eu Mame Limamou Laye il y a eu Mame Alhaji Malick Sy il y a eu Baye Niass il y a eu mais énormément de grands marabouts qui sont là qui sont passés par là. Énormément de personnes yu nga xam ne que tey jii même dans la communauté chrétienne. tey jii mais dañ fi jaar dañ fi liggéey bu rafet bu nga xam ne que tey xam naa bu ñu fu ñu tëdd dina leen metti loolu ñu dégg ne que Sénégal lu mel ni am na fi. donc du coup Thioro Mbane Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw dama xaw mer nag tey Thioro parce que. waaw kontaanuma parce que vraiment. waaw dañ ñoo war a may nag borom ñaari tur yi. mbir mu mel nii. bu demee ba kilifa yi ci mel ni Serigne Babacar Sy Mansour di ci àddu. c'est parce que metti na ko te jël na ay ampleur yu nga xam ne que voilà mooy loolu Thioro te nga bàyyi si téléphone bi. bonjour ma belle. bonjour chérie Coco. noo def naka suba si. ça va alhamdulilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu auditeurs yu King FM Dakar 99.4 ak ñëpp ñi ñuy topp ci plateforme yi sur les réseaux sociaux excusez ma voix gamme oblige ni ngeen ko waxee je pense que li ëpp solo ci sujet bi di saa wax na ko ginnaaw ay kàddu Serigne Mansour Sy. voilà Serigne Babacar Sy Mansour gis nga dafa am loo xamante ni pour man waratul sax def ordre du jour Sénégal parce que ku ne xam nga dëkk bi ñu nekk ana naka lay doxee maintenant on nous dira qu'on est dans un pays laïque mais oui ñun religion yi ñu am yëpp bokk dégguma ci religion boo xamante ne ànd na ci yenn sujets yi ñuy waxtaanee tey lu ci mel ni wàllu homosexualité amu ci benn diine boo xamante ni d'accord nga ci donc ne serait-ce que pour ça j'estime que c'est un non-événement. bu may naan non événement nag mooy que warul sax traverser suñu esprit donc malheureusement xëj na li tax sax Serigne bu ci mel ni Serigne Babacar Sy Mansour wax ci mooy le fait que ñu koy gis ce qui est désolant parce que warul woon sax traverser suñu esprit ba di am fi nga xamante ne moom moo di Sénégal déggoon nañ ay kàddu président Macky Sall bi fi Barack Obama ñëwee gane si ko mooy que Sénégal parewul en tout cas pour nangu lu ni mel moom itamit fi mu toll rek foofu la mën a waxee parce que après moom ñeneen dañuy ñëw te mënul sàkk mi lancu jàmbur wala mu nettali géntu jàmbur c'est pas possible mais en tout cas lui li nga xamante ne moom la jël ci wàllu
ci magistère am mi ngi jéem mu néew ak mu bëri mu doxal ko xëj na ci wàllu woowu xëj na li ci désolant rek di ça mooy que buñ ko waxee ak buñ ko waxul am na. bien sûr buñ ko waxee ak buñ ko waxul nit yi ay góor ñu ngi sëy seen biir ay jigéen ñu ngi sëy seen biir maintenant ils le font en cachette am na ñoo xamante ni yëg nañu ko am na ñoo xamante ne ils se disent seen yoon nekku ci am na ñoo xam dañuy bàyyi mu sedd mais moi j'estime que c'est le combat de tout le monde parce que dëkk bi nga xamante ne ci la ñu nekk ñun ci réewu croyant la ñu nekk am na yoo xamante ne jamono mënul dox àdduna mun dox ba ñun ñu admettre ko te ku ko nangu tey yaa ngi exposer sa famille parce que après ñun après ñii dañuy dem beneen génération mooy ñëw ñun beneen génération boobu ci la ñu ñaan yàlla suñu njaboot bokk te ñun bu suñu parents yi fayirul ci suñu éducation jàpp ci ba ñu toll fi ñu toll je pense que ñun pour ñu bañ a ingrat même ak suñu bopp combat bi dañ ko war a porter pour sauver suñu njaboot parce que tey ku ci sa njaboot bokkul tey tamit boo ko nangoo suba mën na ci bokk après lii tooy ci yow lay jógee quoi c'est très clair kooku am nañu imam Mamatar Gueye mi ngi ak ñun bu Jamra ci téléphone bi di sa préra ndax moom ci yu mel nii dañ ko ciy faral di dégg bu baax et à chaque fois kàddoom dafay rafet lool ndax protéger comme ni ko Coro waxee léegi xale yi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg dañu war a defar seen tey seen ëllëg dañ ko war a defar tey ngir ëllëg ñu mën a mucc ci yenn yi Mame Matar ñi ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di ziar mboolem auditeurs yi. ayca ñu am mbégte mu rëy àndaat ak yow tey ci suba si ci la première radio digitale bu Sénégal di King FM li ñuy waxtaanee mooy kàddu yi nga xam ne Serigne Babacar Sy Mansour wax na ko ci li nga xam ne moom moo di cérémonie officielle bu gàmmu gi liñ ci gën a jàpp di mbirum góor jigéen gi nga xam ne wax na ko te mu naqari ko lool dem sax ba joxoñ baaraam état bi ne na ci jóg ndax lu war a jeex la. waaw d'abord mënuñu lu rafetlu kàddu yi nga xam ne Serigne Babacar Sy Mansour yëkkati na ko. mu nekk benn xutba anti homosexuel bu ñëpp saluer rawatina Jamra mësul jóg ci xeex bi kon xalif bi dafay conforter Jamra dans sa posture de combat ci contre-valeur yooyu ñaareel ba ñu ngi koy rafetlu ndax moom dafa jaar ci tànk yi nga xam ne borom daara ji ràññeeku na ci ndax mosool nañu defal benn exclusivité daf ñu recevoir dans sa chambre à coucher maanaam ci délégation Jamra imam Massamba Diop benn fayu gàmm devant son fils Habib Sy yëkkati benn manuscrit bu muy yëkkati ay kaddu ak ay digle ak ay conseil pour xale yi nga xam ne seytaane nañ leen di bëgg a dugal ñuy tarxiis pour dugg ci mbirum borom ñaari tur yi mu daal di sant imam Massamba Diop ak Makhtar Kébé leen ma nekk fi ak ma ñàkk fee bañ ne na ngeen ko traduire en français et en arabe kon nag combat bii nga xam ne moom la Serigne Babacar Sy Mansour yëkkati tey dafa ça s'inscrit en droite ligne du combat permanent de borom daara ji te ni ñu koy rafetlu alors ci biir loolu un état dafa war a am cohérence ak ci bi muy posé ndax mënuloo tëgg l'article 319 du code pénal qui condamne les unions contre nature et que ce même état wëlbatiku jël 15 récépissés officiels de reconnaissance jox ko à 15 associations góor jigéen ak lesbiennes c'est paradoxal. C'est très paradoxal. alors bu ko defee conséquence bi moo di lobby homosexuel yi noonu état bi def mu nekk genre double jeu daf leen jox courage ba ñu boole di tooñ léegi. dafa mel ni sax dañu gën a ñeme ah. ils se sentent indirectement protégés. alors benn exemple tooñ bi ma ciy joxe. te yéen presque defoon ngeen ci de larges échos il y a 1 mois et demi. mu di kenn mënul woon imaginer fii ci Sénégal que un gang de lesbiennes. dinañu jóg organiser benn expédition punitive. dëgg la contre benn lesbienne repentie. boo xam ne son seul tort mooy dafa waxtaan ak njëgënaayam gis ne lii mu nekkee jaaduwul. mu ne day bàyyi lesbianisme dem dellu ci néegu sëyam jubóog jëkkëram loolu rek la def. effectivement organiser expédition punitive dal sa kër ga dajji ardoise ba menacer jëkkëram de mort li leen may fit woowu mooy ñoom xam nañ ne article 319 qui condamne les unions contre nature dans le code pénal c'est une disposition législative boo xam ne c'est pour le décor rek. mais en réalité état mu ngi leen di jox ay récépissé
ñuy am droit à une existence légale loolu la état bi war a jëkk a régler ce paradoxe là. loolu tax nag kàddu gi sëñ Mbaye Sy Mansour yëkkati ñun bég nañu ci ndax dafay régler ñaari problème benn bi mooy tournée bi ñu doon bëgg a def au mois de décembre dinañ ko anticiper. parce que c'était pour jàmbat ce paradoxe boobu ma la wax. am une disposition pénale qui condamne les unions contre nature ba pare nga wëlbatiku di leen jox récépissé comme ni ñu koy joxee parti politique et syndicats yi. mais Mame Matar nañu anticiper tournée bi. pour la deuxième raison moo di. Kocc dafa wax ne luy raam ci ñag bi la jëm. dëgg la te Allemagne nii la ñu tàmbali woon ba mujj gi boroom ñaari tur yi nga xam ne dañu am une capacité de pression très forte. dem nañu ba def pression ci état allemand ba état allemand jox na ndigal Bundestag le parlement allemand. ngir ñu saytu plateforme revendicative lobby homosexuel yi mu di lan ñoom nee nañu dañu bëgg ni carte d'identité yi permis de conduire yi kayitu juddu yi di amee ñaari option yi masculin wala féminin. ñu defal benn troisième case boo xam ne citoyen bi bu dee bëggul nekk góor bëggul nekk jigéen ñu mën ko réserver cette case là léegi c'est officiel. le Bundestag woote na ko le 14 décembre 2018. moo tax en Allemagne le troisième genre est officialisé. mais Mame Matar loolu waral nag ñun bu ñuy def suñu tournée dinañ ne xalif yi. na ngeen wax ak gouvernement bi parce que ñoom am nañu benn ministère bu tey xel. dëgg la parce que boo nee ministère de la famille ministère de la femme ministère de la protection de l'enfance doy na loo ciy yokkee et du genre. foofu laa doon jëm ak yow sax. voilà mais genre ñu bëri dañu jàpp ne que c'est pas dëkk bu mel ni ñun ministère de la femme de la famille de l'enfance et du genre. le mot genre wax nga ko sànq ça pose problème. ça pose problème. mais concrètement ci leeral ban mooy problème bi. problème bi moo di. Allemagne dañu amoon une direction du genre dans un ministère. ñu naan noodu dara ndekete c'était suite à la pression des lobbies homosexuels. dafa nekkoon luy raam léegi génn na nee na tël li ma lay wax c'est officiel bu la neexee nga dugg dans le site internet du Bundestag. les résolutions des débats parlementaires am na en allemand et en anglais. voté nañ loi bi le 14 décembre 2018 et c'est sur instruction de la Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction allemande ñoom ñoo ne boroom ñaari tur yi am nañ droit réclamer seen ak seen yelleef kon nag yéen Bundestag ñun Cour constitutionnelle jox nañ leen app fii ba décembre pour ngeen woote ko léegi woote nañ ko le 14 ba tax na Allemagne le troisième genre le sexe intermédiaire ou le troisième sexe est officiel. mais Mame Matar le danger le danger mooy il y a deux pays qui leur a emboîté le pas. Autriche. troisième genre am na fa. dëgg la. Hollande. troisième genre am na fa. yàgg na fa sax lay amee cette atmosphère de soupçon là Sénégal di créer ministère de la femme de la famille de la protection de l'enfant et du genre. parce que boo nee de la femme de la famille dama lépp a ngi ci biir. waaw mënoon nañ faa yem. gis naa ne Mame Matar dernière question peut-être comme comme Kals. waaw oui avant dernière question ça dépend mooy on a l'impression qu'il y a beaucoup d'ONG qui indirectement soutiennent genre boobu noonu. Mame Matar xaalis rek parce que y a beaucoup de financement. parce qu'il parle souvent de droits de l'homme. dara droit du CFA et du dollar et de l'euro. ah bon parce que ñun xam nañ xaalis yi ci ànd. combat boobu lañ doon xeex avec les féministes bi ñu bëggee légaliser daaw l'avortement. te avortement c'est une forme d'infanticide qui ne dit pas son nom. ñooñu tamit dañu leen tuur ay dollars yi dul jeex. ok bëgg jóg intoxiqué xalif généraux yi naan leen waaw jigéen ñi nga xam ne dañu nekk victime de viol looloo tax ñu bëgg ñu abroger l'article 325 du code pénal qui condamne l'avortement. comment dirais-je l'avortement ñun ñu def on leur a marqué la culotte dem ci xalif yi ne leen du dëgg. bunte la ñuy ut pour daganal yàq biir parce que dañu jot ay financement yoo xam ne war nañ ko justifier. kon nag droit de l'homme yi jóg naan borom ñaari tur yi am ñu avoir leur orientation sexuelle c'est dans le même lot. c'est pas gratuit. moo tax ñun ci tournée bii ma lay wax. dikkee ci kër sëñ Mbaye Sy Mansour. te maa ngi leen di jox benn scoop. je viens de raccrocher ak Dame Mbodj. cadre unitaire bu enseignant yi. ñoom nee nañu genre bi c'est lui qui m'a fait la révélation. te yoo du uniquement ministère de la famille
de la femme et de la protection de l'enfant moo am la notion genre déedéet. D'accord ñoom rek ndekete nee na y a une direction du genre bu nekk ci ministère de l'éducation. ah bon. y a une direction du genre bu nekk ci ministère de l'enseignement supérieur. ça c'est suspect moo tax ñun bu ñuy def tournée bi bu ñuy seeti sëñ Mbaye Sy Mansour pour sargal ko ci acte de courage bii mu posé. bu ñuy dem dañuy ànd ak waa CUSEMS bu Dame Mbodj. d'accord et mène le même combat que nous pour la protection de nos enfants bu ñu fa jógee. dañ dem Touba Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène et on termine par l'église parce que ñun ak église bi ñoo bokk même combat. pourtant alxuraan am na fukki fatwa ak juróom-ñett suratul Ankabut suratul Anfal suratul Anbiya yi nga xam ne yàlla xaraamal na mbirum borom ñaari tur. pourtant suñu mbokku catholique yi ci Lévitique chapitre 22 verset 18 yonent yàlla Isa di Jésus-Christ wax na lu leer nee na coucher avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination kon on terminera notre tournée par l'église incha allah. jërëjëf Mame Matar ñi ngi lay gërëm bu baax ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëm ci discours bi merci beaucoup Mame Matar am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax. aca moom la ñu nekkaloon ci téléphone bi bu Jamra mu mel ni propos yi leer na coro ñi ngi défendre ñi ngi ci combat bi ndax xale yi tamit dafa jar ñu leen di protéger xëy na sax ñun bu ñu muccee ci yenn yi li lay tiital mooy ëllëgu ndaw ñi lan lay doon su fekkee ni dem nañu ba li nekk ci àddina bi di raam jëm si suñu dëkk te bokkul ak suñu ay réalité. Bien sûr moom laa doon wax sànq et je pense que de tous les combats yi muy porté Mame Matar ak waa Jamra jàpp naa ni combat bi moom moo ci ëpp solo. wallaahi parce que li nga xam mooy li ma wax sànq rek ñun xëj na yàlla dimbali nañu boole ñu ak ay waajur yoo xamante ni takk nañu seen ndigg takk seen sër ngir fexe ñun ñu xëj na mën a mucc ci yenn donc pour ne pas être ingrat il faut que ñun tamit ñu def pareil donc combat bi pour man warul nekk combat wu chef religieux yi wala combat wu ONG Jamra ça doit être le combat de tout le monde maintenant après bu ñii di gas ñii di suul peut-être que yëf yi du yomb comme ñun ni ñu koy yaakaare parce que qu'on le dise ou pas am na ay ñoo xamante ne dañuy œuvrer pour bien wu homosexuels yi malheureusement et que ñoom peut-être ñoom ñoo xam li tax ils y trouvent leur compte peut-être mais man dama jàpp ne loo xamante ne amul benn diine révélé bu nekk fii ci réew mi bu mu ànd lu mu jaral keneen rek ngir mu dox war nañu jaral ñun lu ko raw pour lu ni mel bañ a am ci réew mi may fàttaliwaat ñi ngi ak yéen ba tey ci pàcc bi nga xam ne moom la ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu actualité ci 9-11 bi ànd ci ak tey ba tey ak rédaction bu King FM di sa préra ak Thioro Mbar Ndiaye tey nag li ñu tànn waxtaanee pour fàttaliwaat ñi ñuy déglu mooy kaddu yi nga xam ne taataan nañ ko ci xalif général des Tidianes jëm ci cérémonie officielle bi ñu amaloon ci gàmmu gi liñ ci gën a jàpp nag mooy ci discours bi mbirum góor jigéen yooyu nga xam ne Serigne Babacar Sy Mansour naxarlu na ko ba joxoñ sax état bi ngir mu jël ay responsabilités am ginnaaw Mame Matar bu Jamra ñi ngi ak keneen koo xam ne kilifa la moom it ci liggéey bi muy El Hadj Assane Gueye bu rajo Futur Média di journaliste El Hadj Assane ñi ngi lay nuyu ci la première radio digitale bu Sénégal di King FM. mais maa ngi lay ziar bu baax Kals vraiment di am mbégte ànd ak yow ci King FM. di ziar sama xarit yooyu nga toogal di samay rakk également. El Hadj Assane ñu ngi lay nuyu ziar soxna Thioro Mbar sama xarit la sama soppe. maa ngi lay nuyu bu baax El Hadj Assane. ak toute l'équipe sëñ Saliou Seck moom xam naa j'espère que jox ngeen ko ndekki daaw dëggee sama doom baay vraiment toute l'équipe de King. El Hadj Assane. maa ngi lay siyaar. mais yàlla na ko siyaar. mais gëj naa la gis nag grand. Issa waaw xam nga da ngeen maa dàq ci téléphone. du yoon. grand yow kenn mënu la dàq. doyen. di encore am mbégte di le recevoir ci King FM doyen le phénomène de société la dem na sax ba les guides religieux di ci àddu de manière directe et frontale li yàgg naa la dégg également yow à travers sa ay chroniques ak sa ay interventions yu bari nga ci taxawaay bu am solo doyen tey la sortie du khalife général de Tidiane est-ce dafay conforter sa ay positions. waaw di ci sant suñu borom di sant bu baax nag kilifa gi ndax moom ku dégg ni mu waxee. keroog nga xam ni vraiment lu ko ñor la. du rek affaire ngóor jigéen wax na ci wàllu takk suuf bi. benn instant sax bi gars yi di ree dafa continuer ay waxam. ci anam yoo xam ni wan na nit ñi ne nit nag àddina am na fu muy toll nag
dafa am yoo xam nañ ko faj jóg taxaw faj ko ci fulla. Moi je pense que ni yaa ko wax phénomène bi du rek Sénégal c'est à travers tout le monde. ci ne àdduna yëpp réew mu nekk la ngay jànkonteel ne ay jafe-jafe mënut a ñàkk ci dund waaye bu ñëwee li ci ëpp solo ca moom mu def ko kilifa gi démb mooy ñi ci war a wax ci. am réew xam nga benn jour toog naa ci antenne bi fii ci RFM ma ne il faut que ñu daal di jubbanti pyramide bi Sénégal ci waxin maanaam dañu ko juutal ñi war a wax. ñoo ne patt ñi xamul dara di wax. léegi nag bu ñu demee ba ñuy xam ca war a wax di wax dañuy sant suñu borom. parce que c'est une voie autorisée li des léegi du rek topp ci ay waxam di jàngat ak ataayu waat waaye mooy jublu ci action yi maintenant ku ci ne fa mu la fekk yow li sëñ bi wax nga xoolal moo ci sa wàll bien évidemment en commençant par l'état du Sénégal. mais ñun suñu bopp ñun askan wi gis nga di ça. état gouvernement boo gis day jaar jàll. ñun ñoo war a defaru. ñun ñoo am pour ëllëg daal di rendre compte ci suñ kanamu suñu borom. ñun ñoo war a defar ay njaboot baleen fi ëllëg ngir woy wi bañ a fay et cetera et cetera am na yu du mbiri état du la ko defal nit yaay am sa fulla yi daal di yar sa njaboot te réew mi nag am nañu cene de am na ñoo xam ne am nañ fulla yar seen njaboot. am sëriñ soo xam ne am nañu fulla yar seen i taalibe teg leen ci yoonu siraatal mustaqim. léegi nag koo xamante ni aussi da nga nangu yow sa njaboot doon vraiment un troupeau égaré ngeen baal ma ci waxin wi. bu ko defee jàmbur yi ñëw këf leen dugal leneen ci seen i bopp. mais ñun suñu bopp ñoo war a am responsabilité individuelle defaraat taxawaay yi muy yéen au niveau de la presse j'en profite surtout vous les jeunes. matin j'en parlais encore ngeen xool leen ci war animation musique fecc loo mën a gis moom doomu aadama ñoo ànd culture économie ak sport dafa am ci dund doomu aadama. dëgg la amul kenn ku am la vérité absolue nga da nga koy tere fii sur terre. wax ji rek mooy ci wàllu nañ koy defe ci wàllu defe ni nañ fexe muy dëppook suñu diine di dëppook suñu culture wax dëgg yàlla di moytu yenn agression culturelle ci gàttal bi. d'accord El Hadji Sène xëj na man daanaka lim ci pàcc bi ma ñëwoon depuis sànq mu di wàllu éducation bi ñëwaat nga ci mais ku ne xam nga ni itamit bu yar geek yëpp jàllee ni ñu ko waxee réew mi dafa am nu muy doxee am ñu ko jiite ñii dañuy dem ñeneen ñëw mais est-ce que tey bu ñu bëggee porter boobu les combats dina yomb ci ñun sachant qu'on a les mains liées parce que bu fekkee ni ñun dañu dépendre de trop ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Occident yi amaana yenn saa yi lii niinal suñu ceeb ñoom ñoo ko fiy indi te ñoom am na combat yoo xamante ni tey duñu taxaw pour ñun ñu xeex ci ñoom ñu ànd ci ak ñun ak yeneen yoo xamante ni war nañ ko jël en compte est-ce que dina yomb ñu jëlee fi lu mel ni coowal góor jigéen nag lesbienne nag yu mel noonu. Thioro il faut que ñu comprendre ren tey état bi moom. kenn du leen dandal seen responsabilité ñëw jiitu ci lépp. mais ñoom bu ñu amee seen càggante wala seen yéene bu bon wala seen ak nangu ak buumu njaam. ba yenn yi jàll ci réew mi seen problème la dinañ ko layoog seen borom. ndax fii yàlla yàgg naa rey planton comme yàgg na rey ab magistrat. dëgg la di rey ab sëriñ. amu ci kenn koo xam ni yow yaay yàlla ci place yàlla. qui que tu puisses être ñoom bu ñu deful seen wareef c'est leur affaire. man fi ma doon waxee mooy Sëñ Touba amul woon ay moyens kurusam la yoroon. nasaraan bi mosu koo yab ci fenn. mosu koo yabe loolu ngay wax ubbi robinet mu seex lekk bañ na ko bu daawul lekk gis nga am na yoo xam ni c'est au niveau intellectuel. bilaay dëgg la. Bob Marley wax na ko 10 ans après daa xam na ci dara. dëgg la yourself from mental slavery. dëgg la c'est-à-dire que tant que yaa ngi nangu sa xel ñu koy yeew doo mën a yeewiku. ci àddina wax ji yëpp foofu la nekk man moo tax te nag xam nga comme ku ne mënoo liggéey lépp man su ma faree mooy en tout cas. saa yu ma xëyee micro bi bu ma janoog moom la compréhension que j'ai de ce métier mooy fexe ba nit ñi di jariñu ci na may taxawee. bu ko defee keneen état bi yor wàllu police ak gendarmerie sëriñ si yor wàllu tarixa bi ak diine ji parce que ñoom ñoo ko xam ñoo ko jàng. et cetera mënuñ ne ci réew moo xam ne ku ne da ngay taxaw rek ne lépp maa koy faj. dëgg la. mënta ne Ajasan peut-être dernière question bi kal som ko may man dama bëgg ñu ñëwaat ci waxu takk suuf bi. Moi je suis choqué. Je suis extrêmement choqué parce que je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, samay mbokk ak samay kii fu la ñuy juddoo. Je suis choqué de voir que am na ay jigéen wala ay góor sax yuy nangu yuy def mbir mu ni mel. Je veux dire lu toll ni jigéen ak lu muy représenter ci ñu société. Je dis laataa sax religion di ñëw ñun africains traditionnellement
jigéen dafa amoon solo ci ñun naka comment est-ce qu'on peut en arriver à ce stade là ba góor di dem takk jigéen takk suuf kenn du ko yëg généralement sax mun kaay yu mu ci gis dañuy utiliser ku jigéen kii ba un certain moment après on le lâche dans la nature comme ça comme voilà. te ma dolli la di ça balaa El Hadj Assane di ñëw ki koy def peut-être du yow du El Hadj Assane du Kals du ay Daawda yi c'est-à-dire ay kilifa yoo xamante ni buñ leen jëlee ci jëmm ci fi ñu toll ci réew mi ci li ñu toll ci am ay kilifa lañ dans le vrai sens du terme ci côté boobu noonu maintenant après ñoom ñooy def ay takk suuf ak ñooy proposer ay takk suuf ak yëfi manqué daal. man li ma gis mooy le mal est trop profond. c'est-à-dire Thioro junj na ko di ça un peu presque ébahi. mais am réew ak mbon ñoo ànd. combat bi mooy néewal bu baax mbon yi néewal leen parce que nag man duma un rêveur. éradication mënta ne. mais pour néewal ko daal na ku ne dellu ci éducation à la base ci sa kër. bu ku ne jëlee sa taxañ teg ci penc mi dina defaru bu baax ba nga xamante ni. ci bon ñooñee daanu wét lool ci seen mbon googu. néewal leen ci seen yoon woowu pour man mooy xeex bu njëkk bi d'abord. fexe ba parce que le danger mooy bu ñu leen néewalul ci seen mbon googu danañ dem ba ñoom ñu parvenir à biterne pyramide bi encore une fois nekk ca njobaxtal la foog ni ñoom ñooy ñi baax. te Sénégal sax nit ñaa ngi commencé di gëm loolu. donc ci nga foog ni yow moo la gën mooy ci la romba coupe 4-4. ak taax ca xamoo xaalis bu bon ba mu ko amee. xamoo lu bon la mu def ba am loolu donc yow kooku ngay naw alors que yow moom moo la waroon naw ndax yaa ko ëpp valeur. donc xeex bi foofu la ne. dañu fexe ba daal. valeur yi. mbaax nekk ca kaw. bu ko defee ñi bon ci mënta ñàkk ci àdduna yow tamit bu fekkoon ni def lu bon amul yàlla du ne. duñ jox astaghfirullah ci ñuy jégalu. ñoo ñee néew ca lool. néew ci wàllu taxawaay ci penc mi ñuy baax ëpp ci fuuf ca loolu li ko mën nag. bu weesoo état bi ngeen di wax. parce que état a sa responsabilité loolu moom vraiment pour man sax c'est enfoncer des portes ouvertes. mais état aussi. mënta jiite lu may askan wa mu yore askan yi ñu defarul ku ne defar sa njaboot dañu génneel état ci mbedd mi rek lay sàmm troupeau moom troupeau ba nga ko jox rek lay sàmm boo ko joxee ñu làggeek ñu gisul ak ñu ni mais saa yow yaa ko indil problème na parent bu ne da nga war a taxawee sa kër ay naan jamono daan metti xamoo bu sa doom yi fanaan xamoo ban heure la ñu tëdd man wax ak yéen musuma tëdd ci guddi lu wees 10 heures ngay 10 heures sax la ñu mujjoon tuddi sama gars yi di ma toll borom kër balaa ngaa tëdd war nga xam sa njaboot fu ñu ne kër mel ni mool bu ñu teg ñàkk fayda loolu nag moo xew léegi borom kër goo xam ni boo ko laajee xam naan laajal madame mais bien que nag je vous aime bien vous les dames oui on n'en doute pas li ñu mën a tënk ci sa wax rek El Hadj Assane pour bàyyi la aussi ngir mën a ngeen laa bàyyi nga yeggali liggéey bi xam nañ ni jamono ji moom yaa ngi RFM li ñu mën a tënk ci wax ji waaw nañ leen waxtaan ba midi King FM moom xam nga moo ko yokk ci la man dama bëgg ñëw King FM sax ñëwal âge ñëwal mais ñi ngi lay xaar El Hadj donc li ñu mën a tënk ci waxtaan wi rek mooy nañu jël suñu ay responsabilité en tant que ay nit moo xam kilifa nga wala sax ñu jiite la am nga ay responsabilité yoo xam ne war nga ko jël El Hadj Assane ñu ngi lay gërëm ñun nag dañuy am mbégte di waxtaan ak yow parce que j'ai l'habitude de le dire boo nekkee ndaw sax nekk ci réew mi bëgg nga am ku mel ni El Hadj Assane ndax dalay delloo ci valeurs yi nga xam ne moom la ñu am donc fierté nga ci ñun non seulement nga nekk kilifa ci kër gi waaye it ci dëkk bi bu ñu xëyee taal suñu rajo di la dégg mais jërëjëf Kals mais xam nga loolu nga wax da nga baax rek moo tax nga gis ko ci man mais yoonu baax boo gisee ñi ci gën a góorgóorlu bi ci duggee ci métier ba léegi parce que nit nag booy def dara wax dëgg yàlla di ci gis ak yokkute da nga koy fexe wàll ko say rakk waaw man rédaction ma jaar la c'est-à-dire que mag ñi ñu jiitu woon ci métier bi saa yu ma leen tuddee rek toujours man damay xool lu baax la ñu defoon ci man cette générosité là ci wàllu transmission xam-xam ci wàllu transmission yëg-yëg man nu lay fas yéene di doxale ak ñi nga xam ne ñoo topp sama ginnaaw ci métier bi parce que loolu rek moo fi ne un journaliste un animateur ku mën a doon boo amul personnalité dans ce que tu fais waaye loo mën a def nit ñëw na ba tàyyi ci jotaay ñu suufal ko parce que nam fa duggee la nit nag li olof di wax fullaay jaay Dakar nit mënoo bañ a am fulla ba pare teg sa Dakar ci mbedd mi may ma jaag ma ñam dina ko jeex lu leer nga wax nit ci loo ne rek buñ la dénkee bale sax rajo bi yow ngay balekat bu am da ngay ñaata yoon nga rombo balekat bu am fulla ci boppam bu wàccee solo ba set xëy ñu neex nit bi doo ñaan doo nettal kenn doo fenal kenn dëgg la nit gis nga nit ak nite la nit ak jëmm
du ay alal du ay kat-kat mais ak nital ci dëgg la macha allah dégg nañ dëgg Pape. mais en tout cas kontaan naa. mais Alaaji ñi ngi lay xaar ci rajo bi nag de. Coro Mbaar waaw mais man de émission bu ngeen fa jox laa xamul ndax yéen defe naa ne Pape Cheikh moom ah. ñun dañuy boole utile ak agréable de El Hadj. mais Pape moom may njëkk a dàq sax moom. déedéet du la dàq loolu moom maa ko res. king feeling lañ lay jox bu Alaaji Papa. bàyyi El Hadj sa ngaa king feeling. en tout cas bonne continuation. merci beaucoup vraiment ñu ngi leen di encourager. merci di gërëm bu baax borom kër gi. waaw dëgg la. ca man du ma ni kenn yàlla nga lay nuyu ci gisuma yàlla. waaw c'est-à-dire gis nga ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. dëgg la waaw Youssou Ndour le président du conseil d'administration yàlla na yàlla yàggal taxawaayam may ko wér. amiin dama koy wax toujours ni ko sama papa daan nettalee nit ku xamante ne da laa boot di bëre da ngay ñaan muy daan toujours. muy daan dëgg la daanee ñaara lay war yow moom kenn koy war ki ko daan waaye yow yaa ngi ci suuf. dëgg la waaw kon yàlla yokk taxawaayam di gërëm le directeur général Birane Ndour moom suñu rakk la suñu xarit la. wax dëgg yàlla di ñaan nag yàlla mu yokk non seulement les moyens mais ñoom it ñu gën a farataal préoccupation liggéeykat yi. waaw ci liggéeykat nag amul lu may ñaari préoccupation mooy outil de travail am. dëgg la luñ ca yokk doyul ci wàllu matériel ci wàllu caméra ci wàllu oto. ci wàllu micro. bi ca topp nag mooy teraanga ji ndax ku xëy di liggéey bëgg nga boo delloo njaboot kontaan. waaw loolu dëgg la yàlla na yàlla yokk xéwal. amiin yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay également El Hadj Assane vraiment. Kals. waaw ki suñu grand la. waaw gis nga xalaat yu ñu indil. sama père la c'est important. c'est important et man ce qui me fait peur le plus Kals dans cette histoire. surtout dans cette histoire de affaire homosexualité mooy. Kals on est à l'ère d'internet. C'est-à-dire que xale yu ndaw yi yaa ngi koy wax sànq xale yu doolu juddu yi. quelquefois am na si parents yoo xam ne que seen doom yi li ñuy xam ci internet ñoom duñ ko xam. wallaahi. donc le danger se trouve encore là. c'est pourtant dañuy wax ni évolution la parce que technologie bi moo fa toll. évolution mais danger bi dafa bëri. dafa bëri c'est-à-dire que aujourd'hui am na si ay parents yoo nga xam ne que xëy na jànguñu xamuñu nu mu demee mais seen doom yi mën nañu gis ay mbir ci internet jàpp ne loolu moo normal. or que c'est pas le cas. donc du l'éducation lu El Hadj Assane doon wax léegi éducation bi ci biir kër gi la d'abord éducation bi à bas âge la lañ ko war a commencer sama mais en fait c'est-à-dire depuis sànq loolu la ñu nekk sax di wax xëj na ku nekk ci ñun du ñàkk ñoo xamante ne ñu ngi ñuy déglu et que xam nañ ni que ñun tuuti nañ sax ci wax leen lu mel noonu mais day baax tout le temps ñuy rappeler waat ñëpp alors njëkkee ko ci suñu bopp gis nga kasi fi jamono ji toll ku yarul sa doom perte nga loolu mooy li wóor surtout ñi nga xamante ne dañu njabootee jigéen je te jure man su ma jëlee sama exemple man sama yaay daf ma mas a jàngal ni que parce que bu ñu ñëwaatee ci coowal takk suuf yi li ko waral rek mooy bëgg lu yomb ci côté jigéen ñi man dinaa ci ñëw xam nga lu tax moi personnellement sama yaay li ma mas a jàngal mooy le mariage c'est pas une réussite sociale parce que mënoo ne sa doom góor moo ko war a yor ñun sama yaay elle nous a toujours dit jàng leen wut leen lu ngeen amal seen bopp bu leen góor yoree ngeen yor seen bopp bu leen yorul ngeen yor seen bopp mais tey nit mu ngi nangu ñuy takk àdduna foofu la toll nit tey mu ngi nangu ñuy takk doomam takk suuf parce que moyen ba lay xool parce que Kalza mu ngi dawal oto Kalza mu ngi wax ci rajo bi Kalza yor na weccit bu mu jox doomam bu proposer sa doom takk suuf nga nangu ko ñàkk gi donc tey pour man ñàkk warul tax nit ki ñàkk sa ngor parce que fii kenn amul dara yàlla moom mooy def ku nekk mu ut li muy wërsëgal mu wërsëgal la ko mais ak lu ci mën a am boo ci boolee sa ngor ak sa dignité pour man am na ci yoo xamante ne doo ko nangu encore une fois le mariage c'est pas une fin en soi le mariage c'est pas une réussite sociale waroo toog sa jëkkër yor sa lépp parce que ku yor sa lépp dina la tënk ci dara donc forcément di nga def lu la neexul wala mu def la loo xam ne mën nga ko faj te doo ko faj parce que tu te dis su ma ko fajee mu mer bu demee dootuma am lu ma yor pour lan donc nañu yar suñu njaboot yi ci doylu su ko neex ngay xool ki pay commande ak a leer ki pay commande loolu baax muy njiitu Moustarchidine di Serigne Moustapha Sy moom nag jot naa yëkkati ay kaddu ca course ba dañ cee tànn ñaari yoo xam ne yoo xam ne taataan nañ ko ci waxtaan wi ma bëggoon ñu déglu ko rek di saa ak coro bu ko defee nag ñu doog a ñëw ci waxtaan wi. li ma koy njëkk a ñaan fii laa ko koy ñaane mooy détails yiñ koy dugaloo ak yu amul njariñ yi muy topp mu bàyyi ko parce que kilifa dafa am fooy toll doo def sa bopp comédien surtout boo amee ñu la yaakaar ndax benn nit dafa ñëw laaj ma mu ngi toog ci mbooloo mi ni ma dama dégg ci waxtaanu Serigne Kara
mu ni da nga ko yónnee benn lettre boo xam ne lettre bi page bi dafa vide kenn bindu ca dara mais moom li nga bëggoon a wax moom xam na ko ma doon la laaj nag affaire lettre boobu nu mu demee ma ni ko te ngaa seeti Serigne Kara moom mu wax la nu mu demee waaw ma ni ko parce que man yëguma ko mu tax kilifa day fexe ba sàmm personnalité bañ a wax lu muy maye boppam lépp mu teg ko ci teguwaay te bañ jaawale boppam ak waa mbett bi loolu ci li ma koy ñaan la bokk du ma ko wax ci ruq fii laa koy waxe ndax may naa ko moom it lu mu gis ci man lu ko neexul bu ko neexee mu taxaw ci public wax parce que ñoo bokk lépp waaw sama doomu tànt la ñu bari sax xamuñu ko ci moom waaw loolu mooy kàddu yi nga xam ne taataan nañ ko ci sëñ Moustapha Sy mu wax ko ci Serigne Modou Kara waaw c'est deux hommes religieux qui se connaissent qui se comprennent ku nekk bu waxee moom dina xam fa mu waxee fan la et je pense également que Serigne Kara sax am na lu mu jot a wax donc ñoom ñaar je pense qu'ils se comprennent et li nga wax nii dama koy xaw a firndeel tuuti dafa mel ni Serigne Modou Kara comprendre mais bu na baax wala nangu na fi sëñ Moustapha Sy doon waxee ñu déglu sëñ Modou Kara on écoute kat yi ci gungeb gàmm gi dama koy adressé njaboot gi ñi nga xamante ne bi may seen jëwriñ ndax li ñu may nettali nii moom la Serigne Moustapha wax bu Moustarchidine ci gàmm gi loolu ci niñ ma ko nettalee doonul loo xamante ni bi lu jar kenn di ko metti lu wala yu demee noonu déedéet dama daan wax njaboot gi rek te foofu xam ngeen ni ay mbokk ak i soppe ñoo fa nekk muy Moustarchidine wala Moustarchidat bu dee moom ci boppam mi ko jiite moom ñi mbokk ak ñëpp foofu ay soppe fa nekk wax dëgg yàlla ki mbokk moo tax nag bëgguma ku dégg ay waxam ku wax bu nekk ak na nga koy déggee waaw xam nga kilifa bu waxee ba nag te xamoo fu mu teg wax ji ak noo koy interpréter man dama bëgg kuy interpréter waxuma moom waaye man sama ku nekk booy interpréter wax interpréter ko positivement bañ ko interpréter négativement te interprétation bi sax jarul véhiculer ko jarul véhiculer kilifa du wax ba noppi man de ko temps loolu waxoon naa ko ne woon naa kilifa bu waxee ba noppi waaw fa mu teg ay waxam bàyyil ko fa tegal ko fa bu ko jéem a tegal feneen waaw man li ma leen bëgg a leeral daal mooy ay jàmbur sax xam nga bu fekkoon dañoo tooñ dunu fayu dañuy baale waaw te lii gisuma ci ak tooñ waaw ak kilifa bu jóg di wax te nga yàgg dégg muy wax itam te ngeen yàgg dégg li may wax ci moom waaw ngeen yàgg dégg li may wax ci moom yàgg ngeen a dégg may wax ñoom Badara ak ñoom Malick naan leen waaw sëñ bi war naa ñëw defal benn conférence waa diwaan waaw ndax c'est un savant nangam ak nangam te loolu dëgg la waxuma ko pour bëgg lu ko neex waaye njaboot gi daal dama bëggoon ngeen xam ne foofu moom aw yiw rek lañ ñu fa ëmbal loolu bu ngeen ko xamee rek mu baax waaw bu ma gis kenn kuy jéem a wut benn réaction bu jëm ci waxi kilifa rawante naa ak moom. loolu daal laa leen di dénk yéen njaboot gi. acca kàddu yaa ngoog mu mel ni balaa sax opinion bi ku ci ne di interpréter mbir mi nu mu la neexee parce que gis nañ ay commentaires ak ni ko yenn sites yi reprendre ci réseaux sociaux yi mais yaakaar naa ni kàddu yi nga xam ne moo jóge ci Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni moo gën a leer ci dégg-dégg comprendre na et puis jàpp na ni sax sëñ Moustapha am na sañ-sañu waxee noonu te nañu ko déggee ñoom taalibe yi ni ko Serigne bi sëñ Modou Kara déggee moom. mais gis nga Kals. waaw. la différence entre ñun ñu xeebu ñii ñu ndaw ñii. ak ñoom mooy sagesse bi ñoom bu ñu àndal. dafa am solo. gis nga sëñ Modou Kara. kilifa la. bu kenn naatablewul. dëgg la de. sëñ Moustapha Sy kilifa la bu kenn naatablewul te boo xoolee ñoom ñaar dañoo xaw a bokk jamono. bokk ay mbir tuuti. dëgg la de. donc ils se connaissent très bien. boo mun naa ne dafa mel ni ñaari Mercedes yu tegu ci benn autoroute. donc ku nekk di daw ci sa niveau. donc aujourd'hui que Serigne Moustapha Sy génn wax benn wax nii de jëmale ko ci Cheikh Modou Kara. Cheikh Modou Kara également comprendre wax ji. et je sais que au fond de lui il comprend lu ëmb wax joojee xam na ko bu baax a baax looloo tax moom tamit mu am nu mu taxawee démarche bi man bettu ma noonu boo seetloo politique ak les politiques et même les syndicats ou les leaders d'opinion ils empruntent souvent le même procédé généralement am na nu ñuy waxee ak seen naataango ils ont moi j'allais dire que c'est un langage codé
C'est un langage codé entre deux hommes religieux qui se connaissent et qui savent de quoi ils parlent. Donc kilifa dafa am muy taxawé té japp na né ñom ñaari kilifa yépp am nañu nu ñu taxawé et ça a évité également ben jaxaso bu nga xamné que talibé généralement duñu comprendre xeyna lan mo ëmb yenn wax yi donc ma ngi saluer également l'intervention de Cheikh Modou Kara ci mbir mi Thioro. Ouais, parce que quoi qu'on puisse dire xëj na bu mbir mi yemee fii moom Cheikh Modou Kara moo tax parce que bu fekkoon ni moom tey sëñ Moustapha waxoon na rek moom mu ne patt wala mu waxee neneen tey xëj na yëf yi mun na demee neneen parce que ñoom comme on le dit ñoom en tant que ñaari hommes religieux ils se comprennent ni mu ko waxee ay mag ak rakk lañu wala ay cousins lañu ils se comprennent mais ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jëmm yu xeebu yi comme ni ko di saa waxee sànq ñun ñooy ñàkk a comprendre ci biir ñàkk a comprendre boobu ñun ñoo nekk sur les réseaux sociaux ñun ñoo nekk ci rajo yi ñun ñoo nekk ci télé yi donc pour man ay sama xalaat bu gàtt la jàpp naa ni sujet la yoo xamante ni sax quelquefois c'est à éviter wala ñoom ci seen biir war nañ mën a am nu ñu ko waxtaanee parce que xëj na tey sëñ Moustapha wax na li mu xalaat ak fi mu ko waxee ak ni mu ko sentiré waxee loolu yëg-yëgam la kilifa la te am na ci li nga xamante ne moom moo di ndogal loolu moom du lu ko ci kenn di soññ mais moom mun na ko waxee teg ko fii man ma gisee ko fee yow nga gisee ko fee ñu waxante ci affaire yi jur leneen moo tax heureusement dañuy saluer ñi nga xamante ni loolu mooy réaction wu Cheikh Modou Kara Mbacké ba nga xam ni ànd na ci ak dal ànd na ci ak grandeur te moom bu ko jëfeewee noonu ay taalibeem noonu lañ koy jëfee keneen koo xamante ni tamit murit nga noonu nga ciy toppee keneen koy tijaan noonu nga ciy toppee wax ji daal di fi yem après ñu jàll ci leneen donc man j'estime que grandeur boobu ak sagesse bi rek moom moo ci amoon solo et da nga ciy jànge ni xëj na ñun ñooy rëy suñu digg ak suñu moroom man maay tooñ Kalz peut-être war koo baalu ak duma ko baalu ak man maay am problème ak di saa war ko romb nuyu ko romb ko di fuñ fu ñaaral mais ñoom ay kilifa lañ yu nga xamante ne ku ci nekk am nga sa sagesse ak sa grandeur donc dañuy rafetlu bu baax doxalinu Cheikh Modou Kara parce que loolu rek mooy tax moo tax tey coow li daanaka kenn waxatu ci. Kalz bu fekkee am nga musique. ñu déglu tuuti. waaw dina baax de. waaw man de xam nga damay waaj a def transition. pour ñëw ci reportage bu bés bi. yow loolu def noonu la. te tey xam nga li ñuy waxtaanee ci sociétal mooy yëg nga ni journée bi tey la xaw ma démb. tey nag tey nag. journée bi nga xam ne moom la ñu jagleel célibataire. ñi nga xam ne yoruñu dara. maa ngi ak liste bi de. xeer. waaw am na kuy réer am na ku ñu signe rek sama wet. kooku am na jëkkër. moo jëkkëram a ngi nii toog ngay mi ngi signe rek sama wet bi. yow kooku jëkkëram a ngi nii toog wax dëgg yàlla xaaral mu noppi. xanaa yow booy laajte sax ndax am na jëkkër ba yow jëkkëram xaaral mu noppi. wax dëgg yàlla ba jëkkëram toog. yow kay teddal si bii sama wet nga war a waxal rek. mu ne. puy mi nga xam ne moo jiite. wolof ne na bëñ duree jàmm. waaw puy a ngi nii sama wet moo ko jiite. baax na rek. donc ñu ngi dellu si waat léegi.
acca di ci bégal bu baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci subaak léegi ci la première radio digitale bu Sénégal titre boobu nag Kiné Lam moo ko defoon dippee ko célibataire voilà dama ci bëggoon may dédicace mais tellement liste bi dafa gudd ba bu ma leen naree may ñoom ñëpp xam naa ni fi la ñuy yenn voilà di ci jiital nag ci tête de liste bi ci góor ñi Kader Lo mi nga xam ne wax dëgg yàlla njaaxle kooku de dóoru fayul attawul ñuy xeex waaju ko sax dañoo jaaxle ci moom ndax xam naa du ci gaaw a jóg déedéet léegi suñu doon listé les célibataires de King FM. waaw on va jox ma benn. tête de liste da ngay jiital Kader Lo ak waa Kader Lo. boo neppee teg ci xale bi ubbi yéeni kaay nu mu tudd. Serigne Saliou Seck topp ci. moom ci association bi ak kanati. Pape Madiakhate ci la ne waaw ci la bokk ak kanati. ñu boole ko ci Daouda da cee génn déet Daouda moom kilifa la. tonton Daouda Asmalik Seck Exidex génn waaw moom kilifa la. kilifa Exidex sama Exidex célibataire bu mag ma nga ca liste ba waa foo ne yow tamit doo waare c'est El Hadj Malick nag. ma nga ca liste ba El Hadj Malick nag. ma nga ca liste ba de Malick. fii daal mag sama borom kër waaw ñoo fi dul jabar a célibataire ngi nii toog ñoo ngi nii toog xoolal ma kii moom. waaw kii ma yow xoolal. waaw da ngaa choqué. xoolal ñaar ñi ma wër loolu naa choqué tey moom choqué laa xëyee. tey moom 10 ans kër gi moom yaa ak Daouda ak man ñoo fi am ndam ñoo fi tane kase waaw ah ñoo fi am ndam de ak Pape Cheikh ak Pape Cheikh waaw Pape Cheikh waaw. waaw ñii daal ñoo fi am ndam et Ousmane Djibi Ndoye non Djibi Ndoye amul Ousmane moo am bon Ousmane. Ousmane waa digital ah bon Ousmane am na Ousmane de célibataire lay niróo. waa célibataire nag lay njuru mais am na soo génnee nii ci kanam leelam boobu leelu dinaa la defal célibataire liste la. bi fii ci rédaction bi ah taf bon ko waaw comme ça koo woo mu ne présent balaa at mee jeex sama sëriñ bi moom bàyyi leen ko ba ci kanam de façon on les comprend da ngay xëy ñu lekk ay pain thon fii. waaw voilà. ay pain chocolat. Voilà. ay affaire yooyu. mais nga xam sëñ ne Saliou moom gone la ah. gone la waaw da la ko jox léegi pour da la ko leer jox meew ak pain chocolat non ba pour ci leer. sama borom kër xale la Pour xam ndax sama sëriñ xale la Pour xam ndax- sama borom kër moom day def petit déjeuner au lit bay. sëñ Saliou. Waaw. da ngay woo Seydina Omar nga laaj ko. waaw ne ko laaj ko ndax. sëñ Seydina Omar ñaari gab yéen da ngeen génnee Al Ndiaye ci célibataire yi ah yow ay amul dara. ay affaire gu Al Ndiaye ngay wax. fii lu muy wax te xale célibataire yi léegi. kon liste ba tëj na ah. kon liste ba tëj na seen rek seen grand bu Al dee grand ngi ci rek liste ba tëj na ana laari moom. laari bombo ci liste bi la laari moom moo nekk ci moom sax moom croquette la wala moom moo kii la. bonbon croquette wala kii xam ngeen croquette. Deli waa xam nañ Deli ko Coco. Deli Coco la nag sama mag ji Deli Coco la Deli Coco la moom moo ne ginnaaw Yacine Pouy moo topp ci liste bi ah bon waaw ñoom ñaar ko jiite ak rédaction bi nga xam ne waaw mooy sëñ loolu. Saliou waaw marié yaa ngi waxtaan nga noppi de doy na waar de kër yi mujjee naa bëri célibataire de waaw nuyu nañ la bu baax jaajëf Kalz nuyu naa la nuyu waa Thioro ak Dissa donc mbir la moo xam si nag du neex a waxtaane ndax bëri na fi lool sànq rek maa ngi dégg oustaz kii Modou Fall oustaz bu neex boobu muy wax ni jigéen yu kii yu amul yu nekk célibataire ñoo ëpp ndax gars yi dañuy boole ay juróomi far te duñu xool ci seen juróomi far yooyu kenn ku leen ci takk ñoom dañuy bëgg a continuer noonu rek waaw di ko dem doxal waaye kër gi moom tudd nañ fi ay kilifa yoo xam ne ndegam amuñu bàyyil ma xaar ba ci kanam kon yow gone war laa ngaa mën a xaar waaw mën naa ayca ñu déglu élément biñ ci am ci journée boobu nga xam ne moom la ñu jagleel célibataire yi et puis ñu dellu soit fukki fan ak benn àddina wërngal këpp di ci màggal bésum célibataire yi soxna si di ñu xamal li tax ba léegi amul jëkkër la moo tax amuma jëkkër ba ci yàlla moo ko dogalagul pour man mariage affaire de priorité la quoi man sama priorité dans ma vie c'était pas ma am jëkkër teel c'était ma am minimum sama master. góor gi moom di xamle ni bëgg na takk soxna waaye gisagul ku ko doy moom bëgg naa ma marié mais jamono toll nii jigéen ñi nga gis yi nii non doo doy waar fu nga gis jigéen ñi la doy nii bu la doy nii fu nga gis ko nii il faut nga wax lu set wicc da jigéen ñi ingénieur fekkee 100% la 80% yëpp doo dënk soxna maam jaara nekk célibataire gis ni li waral mbir mi nu mel moo di ne ñi sëyagul ak ñi sëy ñoo bokk li ñuy def teg ci sax ne su moytuwul célibataire dinañ gën a yokk ci réew mi célibataire léegi bëri na trop mënuñu xam cause bi carrément parfois dañ naan góor ñi ñoo xamante ni duñu takk parfois jigéen ñi ñoo bañ sëy parce que am na góor ñu xamante ni tey li bëgg ñu ngi koy am si seeni gel duñu takk jabar góor bu la taxawul wax la waxu takk mënoo ko forcer pour mu sëy ak yow te xaw a gën a bëri Sénégal parce que te boo moytul dina fi gën a yokk Elimane Baro moom toll ci takk soxna waaye tolluwaayam moo ko mayul suñ coobare tamit quoi buñ sañoon tamit nekk ay marié parce que ñi fi nekk marié du gën du dara mais peut-être ñun question de situation la rek situation yooyu dund yoo xamante ne ni marié ci du yomb quoi xoolee booba léegi xam nga yaa ngi koy wër am yoroo liggéey amoo dara
taxaw yaakaaroo ko fenn waaw yow lu jënd tàngal sa yoroo ko xam nga bëgg a ñëw après nga bëgg ne da ngay takk soxna xam nga. mu bëri lool ay célibataire fii ci réewum Sénégal donte ni sax ñenn ñi dañoo gisagul ku leen doy ñeneen ñi seen tolluwaay moo leen ko mayul ña ca des moom dañoo bëgg wëy di nekk célibataire. waaye nag bu ñu jàppee célibataire yi ba bàyyi leen wallaahi dootoo leen doon. mais nag kel. te pourtant ak ñoo am jom nag. kan célibataire yi. xëy defaral sa bopp ndékki. c'est le contraire. des fois loolu jom la. nga ne. xëy defaral sa bopp ndékki. jom la de. des fois sa chemise tilim nga fóot ko. am naa daal sama fombal sa bopp say daal. waaw. ni kadeer. di fóot. du jom. xëy dimanche di fóot. waaw dimanche fóot sa ay dàll. du jom sa ay kawas. waaw ñàkk fayda rek. penen rek ak penton jom la de n'est-ce pas. en tout cas bon c'est un reportage intéressant sëñ Saliou. am na solo trop te daanaka li ci ëpp solo rek tënk nañ ko ci biir reportage bi ndax am na ñoo xam si ci sama xalaatu bopp ñoo bëggagul wala sax sëy moo leen itteelagul comme ni ko soxna su waxee ci biir reportage bi dafa am ñoo xam si tamit bëgg nañ mais yàlla moo ko dogalagul mais dafa am ñoo xam si classe kadir la nekk ci célibataire moo leen neex ba tey am na tamit lu am solo loo xam si am na benn maman bu ko wax ci biir reportage bi ne moo tax gars yi takkatun parce que tamit bu fekkee li nga am ci sa jabar moom na nga koy am ci ndaw si loolu aussi bokk na ci Dissa. dëgg la c'est important Thioro. oui c'est très important après nag mooy li nga xamante ne Serigne Saliou wax na ko léegi c'est-à-dire bu ñuy naan tey li ko waral réponse yi dafay daal di bëri bokkul ak jamono bi nga xamante ni bu njëkk dañuy xam ne tollu nga ci sëy sa waajur ne la par exemple Dissa demal sa kër. bàjjan diw boo demee ñu may la soxna et boobu dañ ko daan def mu rafet sëy yi di wéy di continuer famille yi di lépp ñu koy bokk mu doon benn nga dem sëyi sa kër bàjjan wala nga dem sëyi sa kër nijaay ak yu mel noonu ay aada la woon yu peut-être yu rafet yoo xamante ni da doon dox jamono bi tey c'est pas évident xale yi ku mel ni man tey xam nga sama papa xalaatul ne ma da ngay sëy ak sa doomu nijaay diw sama benn doom bàjjan xalaatul rek ñëw na daf may ñaan mais pourtant dara neewu ci. non dama la bëgg xamal yeew rek ñëw rek toog rek ne waaw man naa di jaay ma tëñoo nga may ma coro moom dama lay rey. wala nga yónni sëñ Saliou ne ko demal nuyu sa nijaay. xam nga donc c'est pour dire yooyu yëpp ay affaire la yoo xamante ne xëy na taxaw na célibataire wàññeeku bokk ci nag jamono yi quand même du ñu benn les temps sont durs. dafa yokk wala dafa wàññeeku. célibataire yi. waaw dafa yokk est-ce que yokkuwul. dafa yokk waaw. non seulement les mariages ne durent plus. jamono metti na yéen a ngi wax ni. doguma leen sérieusement yéen a ngi wax ni dafa yokk et pourtant chaque week-end nga gis ay. mariés ay mariages. oui autant chaque week-end nga gis ay. autant chaque jour ay sëy di tas. autant chaque lundi nga dem tribunal nga gis des centaines et des centaines. waaw ndax sëy moom ak tas nag ñoo ànd. ñoo ànd maintenant man regarde moom si affaire bi mooy. c'est le monde qui a changé. le monde qui a changé les gens sont occidentalisés. tey jii Thioro wax na ko ay histoire de doomu bàjjen doomu nijaay. bon wax ma ne que c'est du passé mais vraiment on en parle peu. beneen mbir bi mooy également tey jigéen dafa am beneen statut. nekkatul statut bi jigéen amoon il y a 30 ans. war a sëy rek. non war a sëy rek. kese aujourd'hui on voit des femmes ministres. nekkatul sëy kese. non dafa am lu muy il y a 50 ans amul jigéen liñ c'était destination moo doon sëy. tey jigéen destination am nekkatul sëy je veux dire strictement sëy quoi. tey dañ naan dégg nga sax ñu koy wax souvent lu góor mën jigéen mën na ko quoi que man gëmuma loolu ah lu góor mën jigéen mënu ko ah. ça c'est pas vrai lu leer laa am na tam lu jigéen mën lu góor mënul. bu àdduna ak loolu ñoo ànd. je suis d'accord je suis totalement d'accord juste xoolal laari bu yàgg yu après nga ñëw fi ñu wax ak yow. yëngal na boppam je suis totalement d'accord mais comme je dis tey le monde a changé. nit ñi dañoo il y a plus de gens dans les villes que dans les villages. et encore dans les villages xale yu jigéen dañuy jàng dañ leen gëmloo ne que da nga war a jàng da nga war a évoluer da nga war a gagner sa vie donc yooyu yëpp tey dafa taxaw ba nga xam ne que tey sëy nekkatul destination jigéen. bañ na ko sax ba ci yarwin mi avant sëy ni ñu daan yaree mooy soo xëyee dañuy jàngal togg jàngal la passé jàngal la fóot jàngal la yooyu yëpp tey yooyu yëpp da nga koy jàngal teg si jàng leneen c'est-à-dire que da ngay si jàng teg si jàng
nekk ingénieur comme ni góor bi nekkee ingénieur da ngay jàngaloo teg si jàng nekk journaliste wala animateur. te xam nga waxtaan bi li ma ci gën a neex mooy célibataire yi bëgg a jël te ñu ma seq di fi mu toll nii man loolu ma gën a neex man ñu si di sa nga ne am na lu góor mën te jigéen mënu ko mais li jigéen mën te góor mënu ko moo ëpp wàllu ma ko de mais daal dama bëgg a wax ni que waaw li mu bëgg a ñi la seq di baaxul dara waaye fi ñu seq waaye maa ngi nii toog man waaw vas-y wax ma lu góor mën te lu jigéen mën te dégg est-ce que mën ngeen wasin mais loolu yàlla yéen la ko jagleel parce que da ngeen ko mënu ci yéen lañ ko ñëkk nag Coro may ma yéen tamit li ngeen mën muy jiite nit jiite julli jiite xam nga jigéen du jiite benn kenn muy julli yàlla yéen la ko jagleel matu mën ngeen ko da ngeen di jafte da ngeen di niir loolu lépp sori na gis règle la gën a yomb loolu noonu yëpp te attanu leen ko c'est une manière de dire mënu leen ñu fay dëgg la calme-vous gis nga lenn laa lay wax gis nga tey yéen a ma woo fii da ngeen comme ça nag yéen a ma woo da ngeen may tuuti nag ma daal di wax voilà xanaa xamoo am na leen loo xamante ne góor da koy def te jigéen da koy def nee ma muy lal rendu xaru tabaski am na foo xamante ne boo fa demee amoo ku la rayal sa xaru tabaski charia may na la yow jigéen bi nga faat sa xar ray am tabaski xam nga kon foofu benn la man lan laa comprendre lan laa mënula d'accord ñu naan parité par exemple bu ñu koy wax c'est dans le cadre du travail yaa ngi dégg comme si biir bureau bi tey Coro bu journaliste la yow journaliste nga man par exemple maa ngi jàng métier bi nga xamante ne moom mooy affaire animatrice Calze moom la te pourtant tu es homme man je suis femme kon foofu ñun ñaar ñoo fa yem quand on parle de parité c'est dans le cadre du travail am na yenn yoo xamante ne d'accord naa ci muy ay jiitee am yooyu mais léegi booy seetoo ba seet jigéen ñi li ñuy def góor ñi defuñu ko yow da nga yeewu suba teel avant ngay jug sa jabar dina la dresser sa table sangu ba pare dem liggéey ji bàyyi la fa dem wuti loo xamante ne boo indee fukki junni mu indi fukki junni kër gi daal di neex si nañu waxante dëgg fi mu toll oh non pas drôle du tout gis nga fi mu toll nii ay di insister nit naan ay dem leen ngeen sëy dem leen ngeen sëy baax na pour nga am njaboot yokku sa xeet bi fi nga nekk bu dee ñun jullit yokku xeetu Seydina Mohamed mais benn instant sëy sax est-ce que am na sens Coro ah oui c'est grave ce que vient c'est non musul grave déglu ma léegi yéen góor ñi nga xam ne da ngeen di may ma de déglu ma léegi da ngeen di fitnaan xale jigéen ñi di leen stressé waaw fitnaan xale jigéen ñi di leen stressé jànq boo leen takk boo leen ko jógee mu jëlaale ëmb 9 mois yar doomam 2 ans liggéeyam daal di kale fekk papaam ak yaayam boole ko yéen a ngi raasaatu ci suuf keneen boole ko papaam ak yaayam la ñu amoon ci àddina yëpp fayale nañ ko mu jàng àddinaam daal di yàqu noonu bu wasinee may ma tuuti 2 ans daal di ñëw mu daal di nàmpal 2 ans yi daal di ëmbaat beneen ëmb ngeen kale ko kàkk yéen góor yi boole ci nag jël xale yóbbu leen seen kër yaay ñu fitnaal leen dama naa Coro jëlal dalal damay ñëw kay damay ñëw da ngay toog da ngay def nànk rek da ngay def nànk yow yaay calmez-vous xamal naa la mbir de calmez-vous waaw yow daal fi ngay fajee sa mbir mi tey Coro moom yow Calze xam nga lan moo ci metti jamono bii bu ma wóoroon ni góor bu mel ni sama baay lay dajal du ma am problème pour sëy waaw mais mënuñu am sax kaaru suñu papa yi li nga xamante ne moom lañ doon def ci ngëneel ci suñu yaay yi maintenant ñëpp yemuñu bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër encore une fois am na ci góor ñoo xamante ni mérité nañ am 20 jabar ndax baax ak mën toppatoo seen kër le mariage c'est pas seulement au lit le sexe les enfants c'est pas seulement le sexe c'est au-delà de tout ça man dama jàpp ni que tey ki nga war a jël ànd ak moom bokk ak moom sa vie partager ak moom sa intimité ak yeneen dañ ko war a tànn parce que tey dëkk bi mariage ni mu nekkee honneur noonu la divorce nekkee gàcce te pourtant li gën a metti ki divorce ku jigéen ki lañ koy xoolee duñ ko xoolee ku góor ki même ñàkk sëy sax célibataire bu góor la ñu gën a mën muñal que célibataire bu jigéen mais la preuve en est que yow jigéen boo divorcé 2 fois pour nga dañ lay sëkkal dootoo gaaw a sëy te góor gi mën na fase 5 jabar fu mu dem ñaari kenn du ko sëkkal ok mais je suis d'accord si yenn affaires yi mais je veux dire ki nee na non li ma desee ci waxtu bëriwul même 2 minutes ki nee na suñu bëggoon am suñu mënoon am jëkkër bu mel seen papa nous on aurait pu dire pareil jëkkër ju mel sa papa sa moroxe ku ma jàng nga baax te gën attends
gis nga yow. waaw maa ngi lay xaar. non beneen mbir bi. yow ma femme am nga chance. il faut qu'on fasse la part des choses. am na affaire yoo xam ne jigéen dañ ko jagleel. am na ay mbir yoo xam ne góor dañ ko jagleel. maintenant le monde a changé, le monde a bougé. Personne ne dit aux femmes que non waru leen jàng waru leen nii, au contraire on les incite à ça. parce que tey man sama li ma gënal mooy ma am soxna su nga xam ne que su ma ko waxee français mu dégg su ma ko waxee anglais mu dégg su xëyee dem liggéey ma dem liggéey monde bi moo toll foofu. seen intérêt non leen ci dugal ndax cotisation bi ngeen di cotiser par weer. non ça c'est réducteur, il faut être intelligent, ça c'est réducteur. loolu non les hommes ont dépassé ça. Quand je dis hommes, je parle pas aux garçons, je dis aux hommes. Mais vous les femmes. Alors ça c'est un grand débat. Non, les femmes elles ont tendance à avoir affaire les femmes elles ont tendance à avoir affaire avec des garçons. Moi je suis un homme, je parle des hommes. Les hommes et les garçons c'est différent. Ah oui. C'est très différent. Maintenant quand tu as affaire à un garçon, mais tu es une fille. Moi, je suis un homme, j'ai affaire à une femme. Garçon, c'est très différent. Un homme, il est responsable. Des grands hommes. Mais les grands hommes. Un homme, il est... daal naw naa góor bu mun jabaram. bàyyi leen seen caaxaan yi ngeen nekkee. la responsabilité quand man damay sax jaaxle su sénégalais yi naan su may dégg débat boobu ba léegi naan ñu naan woy sëy nekkul kese si lal ba nekkul kese oui ça c'est des évidences ñëpp xam nañ loolu booy takk sëy dañ lay tàcc yow muy góor. ok. yab la comme ni ñu koy yabee ah. dañ lay wax il faut que ñu xam loolu. da nga fees dell non da ngay fees dell mais am na yoo xam ne ne moo xam naan la. ñun de la ñuy muur mu leen dem ñu naan ñu muñal. quand on est un homme dina am nu ñuy taxawee dina am noo doxale. kenn muuragu leen de. maintenant il faut être clair et objectif. bul féminisme. sëy. oh non moi je suis féministe moi. non sëy dagan na tas dagan na. mais nangu nga ni poids wu tas ku jigéen ñi koy teg. non sëy dagan na tas dagan na maintenant sociétalement Sénégal bët boobu la ñuy xoolee jigéen bu tas. malheureusement mais pire et am na dëkk yoo xam ne nekk pire jigéen bu tasee dafa amati jëkkër mais am na société yoo xam ne ñu ngi fii ci Sénégal ñu ngi fii ci Afrique mais jigéen bu tasee sax dañ koy bëgg takk parce que dañuy dafa leen wóor ne kii mën naa am doom. mais am na ñoo xam ne dañu naan du ñu takk jigéen boo xam ne musuñu xam ne mën na am doom donc il faut faire attention à ce qu'on dit souvent. il faut connaître son pays. wax ja daaneel nañ ko dañuy yaa ko bëgg a daaneel non dama koy daaneel. amuñu choix mais lii foog ñu defaat ci débat bu mag ak ay reportage ay témoignages ngeen ma woo man ma ñëw toog dafa ëpp sax loolu. déjà ça c'est un grand débat boo xam ne dama koy organiser. góor ñi da ngeen bëgg lu yomb de. góor ñi toogee nii. man dama ñëw de célibataire yi toogee nii. ñu marié yi ñu toogee man ma boole teg célibataire man de am na yenn sëy yoo xam ne su ma ko naree sëy dee ci célibataire moo ma ko barki Serigne Bamba. ñi ay gune Ndakaaru lañu. waaw kay c'est du choix. waaw kay xanaa du ma dégg. waaw kay ndaw sànnere aram faxa ba lëm lu ko man.
aca di ko gërëm bu baax a baax ça c'était un titre boo xam ne mi ngi bokk ci Gawlo ak Diego bu Kumba Gawlo Seck ak Grand Souleymane ay temps nag ak maa rêvé woon ñu may leen ñoom ñaar album bi di génn Kals dil boole lu mën a lu bokk loolu dama ko rêvé ba sonn en tout cas artistiquement c'est un beau couple. ah oui ñoom ñaar bokkuñu sax ay vibes waaw Jules ku baax xam nga Souleymane baax na yëgul dara te Kumba Gawlo daal tubaab la moom waaw kenn gënu ko ku baax la ayca sujet boobu daanaka dañu koy jeexalee tey 9-11 bi le temps de revenir ak suñu revue de presse bi nga xam ne mooy jeexal jotaay bi donc peut-être un dernier mot pour chacun Corombaane Ndiaye di la gërëm bu baax a baax yaa ngi àndoon ak ñun depuis ci subaak léegi ci actualité commenté ak waxtaan wi di la gërëm bu baax a baax plaisir la bu mag à chaque fois bu ñu xëyee ànd ak yow ci waxtaan wi. Merci mon homme. waaw le plaisir est partagé man na ma génne kilo célibataire dafa ëpp. yàgg na yow tamit. di ngeen arrêté. waaw ñoom di saa yi bëgg ma def ay célibataire. ana laari ba nekkul sa wet. laaree ngi ne toog. maa ngi nii di la dégg nii boole ci di la gis. gisuma ko voilà c'est un plaisir comme tous les matins on se retrouve très prochainement maybe demain maybe lundi prochain. Ça dépend de mes humeurs mais en tout cas. xam naa ni di saa war ngaa génne kayit gi de. le programme man bu ma ko tënkee ci kayit bi suba sax du ma ñëw. war ngaa génne kayit gi keroog fii laa ñëw defal ko 9-11 te moom ñëwul. yow tamit. waaw dëgg la. kay. mais nu ma bëgg a wax ne que. gis nga célibataire yi moom. man sax no comment quoi. luñ def baax na. célibataire yan yow. man no comment kan mooy célibataire. man no comment kon yëgoo li xew man mii Samb. man no comment laa wax de léegi. yow mii Maram Ndaw. waaw. waaw maa bëri jabar. man daal en tout cas xaw ma madame Ndaw xaw ma madame Guèye waaye daal man duma célibataire. merci Lari yaa ngi ñëw léegi yow ak King Feeling. waaw kay jeex na ànd ak ñun ba 14h. ci samay feeling rek. jeex na merci beaucoup Dissa. waaw ça a été un plaisir di la gërëm bu baax xanaa ginnaaw boo tàggoowee rek ba noppi. ñu woo sëñ Saliou mu ñëw yéen li ci yéen kaay yi. on se retrouve demain. Inch'Allah 9-11. waaw ñu waxtaanee waat actualité bi. jeex na et puis ñu pousse mu dem rek. jeex na jàmm ak décembre baa ngi ñëw dégg naa ni incha allah ñi ngi waaj a def rétro ak yéen saa yu ñu xëyee. bu soobee yàlla fàttalikuwaat li xew ci at bi yëpp. durant le mois de décembre. incha allah di ngeen am rédaction bu King FM tout ce qui est rétro ci wàllu actualité moo xam sport la culture. religion lu mënti doon. dinañ ko lu ngeen ma ciy jox rek na ngeen ma ko teel a dénk ma xam. parce que man xam nga 10 ans yi suñu diggante neexul maa ngi. seetaan daa dugg seen diggante. yàqoo nañ daal. xaaral mu noppi sax. yàqoo nañ. est-ce que du mbirum célibataire beeg marié bi ak mbir bi. c'est que dama xam. waaw dama xam ne que bàyyi ma kuul sax kàr grave bàyyi ma kuul quoi. jeex na waxoon naa no comment. jeex na jërëjëf à demain incha allah à toute l'équipe bu King FM rédaction bi Serigne Saliou Seck ak li ci yéene kaay yi moom mooy yëkkati jotaay bi ñu doog a ñëw tàggatoo ak yéen. bés yi góor a koy bay doole doxul jàmm te dëgg du booy no mboolem yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a xëy ci dëgg ga bàyyeekoo ca dëkk bu sell bii di Tivaouane muy l'Observateur L'As Les Échos Vox Populi Source A La Tribune Le Quotidien Sud Quotidien ba ci enquête yéene kaay yi ku ci waxul ci takku suuf yi wax nga ca mbirum góor jigéen yeek la ca Serigne Babacar Sy Mansour wax enquête yéene kaay ak Sud Quotidien ñoom fatwa dëgg lan jàppe kàddu yi xalifa général des Tidianes yëkkatee ca cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan bu atum 2019 bi ubbil Sud Quotidien journal bi ne Serigne Babacar Sy Mansour ca cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan 2019 bi dafa yëkkatiwaat kàddoom bii yoon mu yëkkati ko ba mu kawee lool ñaawlu liy xew ci mim réew muy takk suuf yi mbiri ngóor jigéen yi lesbiennes yi ba ci faramason yi Serigne Babacar Sy Mansour ba tey ci enquête yéene kaay ne ngóor jigéen yi moom ni nu bëree ci réewum Sénégal sax dafa jéggi dayo ba tax muy sàkku ci Aly Ngouille Ndiaye ak nguurug Sénégal ñu wax ci teyit nee na leen faaw ñu wax ci ndax wax ci dafa jot Les Échos ne leneen nit loo xam ne Serigne Babacar Sy Mansour naqarlu na ko ba tax mu wax ci moo di fecckat yeeg ñu nu bëree ci mim réew rawatina góor yi koy def ndax nag li leen xalifa bi jàppe moo di ñu ñàkk fulla ñàkk jom te amuñu benn fulla ci seen bopp laas ne Serigne Babacar Sy Mansour kay yatukeel dëgg la génneel nguurug Sénégal ne leen ngóor jigéen yi ci réew mi moom faaw ngeen wax ci La Tribune ne xalifa général des Tidianes kay discours bi mu amal ci gàmmu ren gi lépp ci nekkinu société bi la ko teg te it la mu ca wax lépp dëgg la Vox Populi ne Serigne Babacar Sy Mansour kay dafa tëj wax ja ne fii ak ñoo ngi fi dunu masa nangu mbirum góor jigéen enquête yéene kaay ne gaa yi nekk ci dëkk bi di def takki suuf itam Serigne bi jox na leen seen wàll ndax nag xalifa général des Tidianes nee na ñiy def loolee jubunu te war nañ koo bàyyi leneen lu yéene kaay yi nu xëyandool bàyyi xel moo di kàddu yi njiitul Moustapha wal Moustapha yëkkati ca course ba ubbil l'Observateur journal Futurs Médias bi ne ca gàmmu Tiwaawan nga Serigne Moustapha Sy dalati na ci kaw président Macky Sall ak ministre de
de l'intérieur am Aly Ngouille Ndiaye Serigne Moustapha Sy dane gaañe dañ koo dogale ab convoi am di ko wax ne warul am gyrophare te loolee nag tooñ dëgg la ko jàppe te tooñ nag duggal laa ci njiitul Moustapha Sy wal Moustapha Sy daat it ba tey ci journal rue 15 angle corniche bi ne artu woon na fi président de la république Macky Sall ab otom tàkk bii yoon nag li nar a xew àddina sépp a koy gisandoo ñu gisaat ko moom Serigne Moustapha Sy ci xët wu njëkku Le Quotidien ubbil yéenekaay bi journal bi ne Serigne Moustapha Sy ca waxtaan woo mu baaxoo di def gàmm gu nekk ca kursu ba defati na ko waaye nag bile yoon li mu leeral bokk na ci xalifa général des mourides yi rek la yilif xalifa général des Tidiane moom yiliful sax Tidiane yépp te réew méta askan wee ko moomal seen bopp Vox Populi ne gannaaw loole Serigne Moustapha Sy yëkkati nay kàddu jagleele ko Serigne Modou Kara Mbacké di ko xamal ni kilifa du nekkub comédien waaye nag yéenekaay bi nee na li ko Serigne Modou Kara Mbacké tontu moo di ne di digal ay taalibeem ñu ànd akuk dal ndax nag Serigne Moustapha Sy xalaatam rek la wax te it nangul na ko li waa Medina Baye ak Léona Niassène mënul nangu ba léegi moo di li professeur Iba Der Thiam bind ci Baye Niass ubbil source a journal bi ne waa Medina Baye nee nañu professeur Iba Der Thiam li mu bind ci Cheikh al Islam Maam Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Baye Niass ci histoire générale du Sénégal bi dara nekku ca dëgg waaye te bettu leen ndax nag Medina Baye ak Léona Niassène maase nañ ne Iba Der xamalul Baye Niass dara bay bind ci moom. jërëjëf ñi ngi gërëm bu baax Serigne Saliou Seck ak li ci yéene kaay résumé na li xewoon ci week-end bi ndax xam ngeen ni yéene kaay ñoom ñëpp daanaka ponk bi benn la ci loolu la ñu yeewu tey ci subaak léegi di